Allahu Rabbi, fii la commune sera colorée de bleu rouge et dinañ ko jël jox ko le président Diomaye. Bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaamu ala sayyidina wa mawlana alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mbokk yi ñi ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam di leen nuyu ci nuyu yu gën a kowe di dalee ci nuyoo bi délégation départementale bi nga xamante ni dañoo ñëw teewale si Elimane Mbaye di le coordonnateur départemental de Diomaye président fekk li suñu waxtaan bi ñuy def monsieur Bari ma préciser rek ne lii réunion la rek waaye du meeting du rassemblement du mobilisation kon ñi xam ni rencontre la muy retrouvaille boo xamante ni dañu ko fixé à la hâte comme ça ne nañu profito comme ci nawet la ñu ne bu ñu ko deful xañ na ndox mi du ubbee ko ñun moomu ñu suñu bopp dañu dellu si tool yi boobaa dajale nit ñi day jafe moo tax ñi ne ñu ci profito rek ci ngoon gi ñu waxtaan yi xamante ndax dañoo ubbi groupe comme nu ñu ko suñu mbokk Mortala Diouf waxee ak suñu tante Aram Gajaga wax ko sànq groupe bi mu ngi toll ci plus de 200 personnes ñi tuddee ko ànd ci ngor ak coalition Diomaye président foofu d'abord dinaa ci taxaw tuuti ñi leeral si ndax li indi ànd ci ngor ak Diomaye président suñu mbokk di suñu xarit di suñu soppe muy monsieur Abdoulaye Fall mu toog nii moo joxe tur bi mu am ci lu mu ko tënk mu bëgg ngeen tàcc ko bu baax d'abord fi mu ko tënk man bi ñuy créé le mouvement local dama ne nañu ko tuddee mouvement grâce mooy GRACE c'est la grâce c'est le pardon mooy jéggale en français ba tey turu grâce boobu ba joxe woon mu tudd la génération alternative pour une citoyenneté élargie ma baamuwaat ko génération alternative pour une citoyenneté élargie lu taxoon aussi ñi ne bu ñuy wut baatu askan bi nit ñi dañuy faral di gis ndax ci 20 ans d'expérience yu ma def ci politique lu ñu daan gis rek dañuy cibler kër yi am carte électeur ñin ñu ne déedéet ndax tous les citoyens ont égale dignité devant la construction de la cité mooy ku am kayit ku amul kayit ndax ku amul kayit tey suba dina am kayit dina am carte kon kooku message bi daf koo war a laal mais nag ñun suñu mbokk politiciens yi lu ñu xamoon mooy duñ doon élargir les bases citoyennes maanaam dañ doon limiter rek ne am nga carte mën nga voté ji ñu ne waaw yow la ñuy ciblé ci kër ga ki amul carte jarul waxal ñu ne déedéet ñun on va généraliser loolu mooy indoon ñu indi grâce bi kii na ma loolu tekki ko ci tubaab dina xaw a diis lool nit ñi xam ko nañu indi ànd ci ngor ndax ngor bi ñun ci loolu la ñu mooñaale ñu dugg ci politique injustice d'abord lañuy bañ ba pare ànd ci ak ngor yaakaar naa bi ñuy créé l'arrondissement de Missirah ñun nous fûmes partie des précurseurs ndax loolu histoire la xañ na temps dinañu ko may ndax temps bi mayu ko mais ñu xam ne rek suñuy jëmm bokk na ci ñu xeex
ba Missirah nekk arrondissement ñi xeex ba Missirah nekk commune loolu dafa jiitu gestion d'héritage. C'était en la veille des élections de 2007 muy présidentielle yooyu la ñu xeex jëlee arrondissement bi ak commune bi Makayob indi ko Missirah ñi gis ne yàlla def Missirah war a dem élection en 2012 ndëri ñëw sollicité ñu ñi ànd ci ak moom ñi gagné nekk fa conseiller yaakaar naa 2008 ba 2026 lépp lu ñuy tënk ci commune Missirah Wadène ñu fekkee nañu ko di ci sant suñu borom bi baax kon fii dara umpuñu fi xam nañ xamme nañ te yàgg dox li ñuy wax le développement de la population de Missirah loolu kenn di ñu ko jàngal bi ñu ñëwee ngor googu noonu ñu ànd ak ndëri ñi waroon fi nekk lu ne nekkuñu ko waaye taxul ñi xaaddi waaye biñ ñu néewalee doole defar ñu injustice boobu ñu ngi créé UGTEL ñi ne El Hadj Mor Dieng moo doon fi le député mu ne bu ngeen demee commune Missirah jël leen El Hadj Sow mu nekk secrétaire général UGTEL bi le président d'alors loolu mënu ko dégg loolu moo waraloon ñu fippu ba génn dem créer suñu mouvement en 2009 ànd ak Moustapha Ndong ñi gagné commune bi en 2014 ba léegi ñi ngi àndoon ak moom aussi continuer suñu ngor googu ndax ngor googu indi na tey y a des coins les plus reculés ci biir commune bi ñin dem nañu fa ak suñuy nit waxtaan ak ñoom ñi nangul ñu des enseignants des étudiants des imams des personnes de bonne volonté des acteurs de développement ñoo indi leen autour de Moustapha Ndong ba ñu gagné amoon victoire le soir du 14 juillet 2014 loolu ñu continuer loolu waaye taxul ñu xëccoo poste taxul ñu xëccoo daraja taxul ñu xëccoo ne dañoo am xam-xam taxul ñu xëccoo dañoo am lu mooy dañoo tàllaygu ànd fu ñu groupe bi diri ñi nangu wotatu dem ak moom ànd ak suñu ngor ngor googu la ñu continuer ba tabax lii ñi jàpp ne dañuy wuti yàlla bu dee yàlla def safaan wa waaye même bu defee safaan wa mun na xadi dañuy ànd mu neex dañuy ànd incha allahu rabbi loolu moom ngeen xam ko yéen mbokki jigéen ñi ndax nit bu la tegee fenn kooku mënoo ko fay loolu yëpp ànd ci ak ndimbalu suñu borom bi di ci sant suñu borom bi baax ndax yaakaar dafa fort confiance dafa fort te confiance boobu moo tax li ñu ko tabax ba léegi mais taxul ñu teg suñu ndomba tànk conseil municipal di doxal di œuvrer pour le développement de Missirah ndax am na ay projets yoo xamante ni ba léegi ñu ngi koy doxal kon loolu baax nañu seede ko kon ngor googu la ñuy ànd ci ak yéen ngor googu aussi la ñu gis ci le leader le coordonnateur départemental di monsieur Elimane Mbaye ba tax ñu yëkkate suñu bopp suñuy jëm suñuy xel ak suñuy xelaat lépp ñu jébbal ko keroog li ma ko wax dama ne ko man maa ngi doog a am leader au niveau de Koungheul ku ne xam na je suis né à Koungheul j'ai grandi à Koungheul j'ai fait mes études à Koungheul ma xam politique bu nekk Koungheul mais gisuma ko ci Elimane ma xam ne ku am yar la ku dal la ku am fulla la ku am fayda la kuy bàyyi xel ëllëg la ak kuy sàmm kàddoom lii moom a animé ci Elimane moo tax ma ne nañu ànd ak moom ñu teg ko devant le département de Koungheul te Koungheul boobaat nañ ci gis boppam ndax kat mois de janvier jàpp février ba ñu ngi ci mois de juin 6 mois chaque mois dina def social ci département bi muy commune au commune te amul ndombal tànk nekkul député nekkul président conseil départemental nekkul président conseil d'administration nekkul maire nekkul dara mais ñaxam lay jël di ko jox jaamu yàlla yi kon kooku buñ ko jàppalee
yaakaar naa dina doon développement de Koungheul te Missirah dina ci gis boppam bu baax a baax kon may profiter de l'occasion di wax yéen suma mbokk jigéen ñi ñii lañu am ci département di gërëm di sant bu baax suñu mbokk Mamadou Saliou Bari mu am taxawaay bu am solo bu mu taxaw Ndaw Thiam kenn waxaale wu ko moom turam ak mbaaxam dafa jéggi la personne de Ndaw Moussa Ndiaye ñu ngi leen gërëm di sant laay ñu ngi leen di gërëm di wax nag ne ñun bu ñu tàbbee ci coalition bi mënoon nañ toog yëg suñu bopp yëg suñu jaar-jaar ci politique war nañ ñin la mais defuñu loolu mais dañoo jóg ñi ci fekk dañoo déplacé wu dem ba si ñoom waxtaan ak ñoom ne leen kay ñëw nañ ànd ak yéen ci waar wi ndax ci jamono ruuj lañ ne te booy ruuj tool bëgg mu set boo téye sa rato fi nga toog ngay xëcc pour mu daje kay xëcc fële kay xëcc fee yaakaar naa bu ñu ko defee te naxante wuñu liñ bëgg fii dinañ ko am loolu la ñu ma xamee solidarité politique boobu lay doxal ba tax barki Dembo Njaay dama wàcce suma bopp bi ma président Elimane woowee ne ma jiital délégation bi nanguma sa feeñ dama ñu ànd ci ak ñoom ki doon le parrain c'est Mademba Wade ma jël suma alal suma doole ak sumay moyens ñii mën nañ ma seede muy Ablaye ak Alimou Diallo di leen gërëm di sant bu baax dañoo dem ñu participer pour organiser ko macha allah lu jiitu loolu di def toujours ay mouvement de sortie kon man nag je crois que c'est la personne de El Hadj qui dérange man damay déranger dama ko accepter mais du ci jëmm yi du ci jëf mais ci jikko la ndax ni ma jikkoo dafa jafe nga gis ko un leader politique jikkoo noonu man dama ne du ma xëccoo mais nag mérite bu ñëwee ma xam ne lii suma mérite la damay dem jëli ko te foofu laa toll ci politique fi ma jëm ragaluma ko te incha allahu rabbi bu ànd ci ak ndigalu borom dinañ fay yegg loolu la ñii seede lii la góor yàlla yi seede di seede ko seen kanam Elimane nag dañ koy sant di ko gërëm su ma fa jógee dinaa sant di gërëm Abdoulaye Fall ndax kat lu ji njaag mooy njaag yàgg na su ma ko toppoon xañ na ber naa sama waru boobu yàgg mais bokk na ci ñi ma gën a motivé tey lii ngeen gis moom moo ko luyee di ko fay xaalisam bëggul sama wax ko kon Ablaye merci beaucoup encore une fois te lii moo ñu gën a tuuti dañu fi jóg feetu Pâques enseignant yëpp di noppale sa ñaay vous pouvez me témoigner mais dama jóg jël suma moto fukki fan ak juróom yi ñu am noppalewu ko ma yendaluma fanaanuma man ak moom mu métti man ak moom mu guddi man ak moom 6 heures du matin la ñuy jóg 9 heures ci guddi la ñuy village au village sur les 45 villages que compte la commune nous avons pu faire les 37 villages li ñu desee seulement c'est 6 voire 7 villages te incha allah ci vacances lañ jëm dinañ ko mottali Amina wax na ko sànq ndax yëf yi dafa xat moo tax ñu profité lii maa ngi jéggalu soxna Thiam maa ngi jéggalu bu baax di xam ne rek kenn la te xel matul yëpp tey su ma yëgle woon lii du fi xaj moo tax ma ne nañ ko limité rek beneen yoon lii ñëw moo daax maa ngi jéggalu bu baax te lii wane na ne am ngeen engagement lii wane na ne am ngeen cofeel jëm ci ñin te incha allahu rabbi dina baax Amina moom suma collègue la suma xarit la suma soppe la suma lépp la ñi bokkoon classe comme ni mu ko waxee bokkoon C1 C2 CM1 CM2 fu ñu retrouvé woo mooy groupe WhatsApp bu ñu créé muy les anciens des élèves de l'école Mame Matar Penda Sylla foofu la ñu retrouvé bu ma gisee ci groupe bi toll ci plus de presque 400 personnes ma gis œuvre sociale yu muy def gis ne day def te yàlla tax mu sonn lool ci doomi aadama yi
ma ne kii ku jara jàpp la ku jara jege la ndax kat politique buñ ne yoonu yàlla amu ci dañuy wax lu leen neex politique rek nga mën a def di ci jaamu yàlla ci kaw nga xam fan ngay teg sa tànk ak ban dërëm ngay teg sa loxo ak lan ngay xool ak lan ngay wax loolu boo ko seegee ànd ci ndimbal suñu borom yaakaar naa yàlla dina la jàppale te yàlla kese lañu yaakaar ci fu ñu jëm Amina nag ci def solo tabaski day jot xale mi yëpp dem ñibbi Koungheul julli ji moom day des parcelle këram ubbi ko dem jënd ñaari xaram ñëw rayal ko ne taalibe yi foog ñu feetu foog mu dëggal leen kon loolu ku koy def xam nga ne wax dëgg yàlla yaa ngi jàppale nit ñi rawatina nag bi muy def yeneen ci ay jongal ndax am na ku ko fi seede sànq xaleem bokk nit ñu mu jongal te loolu dama ko sollicité matul 3 jours mu accepté ko ñi dem fi Makka yop am fa 60 talibé dem Arafa am fa presque 200 talibé misra fii ñu am fi 300 talibé astafurlah 40 je crois 100 la voilà ñu waroon dem di Misra mais yàlla mu gën a tëwul mu am empêchement te waxtaan nañ ci ak Alaaji Adama incha allah bokk na ci activité yi ñu jëm moo tax ñi bëgg a teelal commencé mbir mi ñi baral ko ak nag ak yeneen activité et ce sera une surprise monsieur Bari di leen ko wax œuvre sociale xam naa dinañ ci gën a accompagner ak monsieur Elimane dinañ ci waxtaan longuement ndax am na loo xamante bëgguñ sax di ko wasaare fii mais daal li ñuy wax mooy yéen suñu mbokku jigéen ñi yéen la ñu gën a bàyyi xel ñin defuñu politique politicienne suñuy poos taxuñu jóg suñu doole taxuñu jóg bëgg ndombal tànk taxut ñuy def li ñuy def ndax dañ daan def démb tey soog a ñëw kon dañoo bëgg ngeen taxaw ànd nekk benn te ngeen gëm seen bopp am engagement ferme devant ñi nga xamante ni ñoo nekk fii di ay coordonnateur ak jël lépp jébbal ko le coordonnateur général man su may wax je parle dans le cadre général du ma wax rek parce que sama bopp ndax politique amul lu ñuy wax soustraction toujours plus moo am te plus boobu ci la ñu nekk tey ci lañ nekk suba ci lañ nekk ëllëg ak ginnaaw suba moo tax lii bu mu amee dañoo jël suñu téléphone woo képp koo xamante ni il se dit être responsable de la coalition Diomaye président ba génn sax le mouvement Salmokor Diomaye ndax suñu mbokk suñu xarit di Mouhamadou Lamine Gueye un enseignant au niveau du cours privé il devait être là mais rakam moom lañ mooy jël moo tax baru fi ñëw moom war a ñëw teewal coalition CAP 2029 présidence Diomaye ak ñeneen mouvement Sénégal rek am na ko fi teewal ak ñeneen moo tax ñun dañoo am un maillage boo xamante c'est un melting pot moo tax ñun damay lancer appel ne bu ñu ŋàññi kenn bu ñu wax kenn naka sudu noonu ndax kat xamuñu loolu ci politique mouvement bi monsieur Diomaye monsieur Bari ci biir plateforme bi bëri na ci ñoo xamante ni tey ay responsable lay bokk Pastef bokk apt mais suñu jëmm mooy ñoom moo tax dañ naan duñu critiquer te ñooñu à la longue on finira par les convaincre pour ñu ñëw accéder au mouvement de coalition Diomaye les preuves sont là kon mbokk yi mbokk jigéen ñi dama ne wax sànq ngeen gën a takk ngeen mobiliser wu Mama Thiam sant naa la gërëm naa la bu baax ndax li nga gis ba ñëw ne dañuy ànd ci liggéey bi te yàqoo fi leen toujours da ngay defar di ñaw loolu ma la ci sant di la gërëm bu baax foo ma gis danaan ma jàppal sa rakk ma dem ba wat foo gis ma dem ba dama jàpp ko xam naa peut-être empêchement moo ko tax ñëw mais woo naa ko sànq jotuma ko di ko nangul son empêchement Mor Wilane nag xaw ma lu ko tere ñëw mais daal ñi xam ne ñin ñi ngi ci waar bi ku ñëw ñi xam ne ñi ngi ci ku ñëwul ñi xam ne ñi ngi ci te incha allahu rabbi fii la commune sera colorée de bleu rouge et dinañ ko jël jox ko le président Diomaye Bassirou Diomaye maa ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax salaamaaleykum wa rahmatullah